President Adama Barrow has said that the Gambia is expected to lose an estimated $2.3 billion due to the decline in import duties and other tax revenue as a result of the pandemic. The Gambia leader was speaking at the National Assembly chambers during his fourth State of the Nation address on Thursday. Julden Jai Suare has more of that. The expected loss in revenue from import and tax represent 2.4% of the Gambia's gross domestic product. An initial analysis shows that the GDP growth rates for this year could decline from 6% to 2%, according to the Gambian leader. Based on the current situation, an estimated 20% of expected revenue will be lost. The total estimated fiscal impact from the decline in import duties and other tax revenues is $2.3 billion. That is 2.4% of GDP. The Ministry of Finance and Economic Affairs projects that the fiscal deficit will widen from 1.5% of GDP to 2.1% of GDP. President Adama Barrow said his government had to resort to cuts and reallocation of funds from travel, training and workshops into much needed areas as the coronavirus pandemic arrives in the Gambia. Certain budgets line expenditures have been reallocated to the Ministry of Health for COVID-19 related expenditures. This decision has affected almost all ministries, departments and agencies. The Ministry of Finance and Economic Affairs was forced to make further budget cuts in the face of declining revenue in recent months and the expected loss of revenue for the rest of the year. With decline in revenues and the need to provide humanitarian assistance and support businesses during this period of economic downturn, Barrow said the government is faced with a challenging task in the coming months. The Gambia has been experiencing a slowdown of economic growth due to the reduction of economic activities as a result of the COVID-19 pandemic. But the Gambian leader assured that no matter the impact, government has already devised post-pandemic plans to protect the lives and livelihoods of Gambians. For iAfrica News, I am Julde Njai Suare. All right, thank you very much, Julde. And of course, I'll turn to Julde also, so you can discuss more of that. Dafa mel ni Covid bi pandemic bi te tamit foog naa ñu bari séntu woon nañu ko ndax foog naa ni finance minister bi moom moo njëkkoon na alaat réew mi ci li nga xamante ne mooy ci nuñ nar a ñàkk ci ay am ci lu war a dugg ci gafaka réew mi bu fekkee ne trend bi continué na ci luñ commencé dunde di bi match ba léegi tey nag ñu gis démb tamit président Adama dellu ci yu mel noonu wax ci yenn ay amans yu staggering yu mag yi nga xamante ne nguur gi of course ñàkk na ko wala sax tamit mun na ko kon ne ñàkk ba léegi monsieur wax ay 20% bi nga xamante ne mooy revenue loss bi nga xamante ne loolu amagum na ci réew mi tey ban jàngat lañ ci mun a jàpp ci li nga xamante ne mooy ci figures yu mu joxe ak impact Covid ci doxalini réew mi ci économie bi ak yu mel noonu. Amadou dafa doy waar coronavirus bi mu fi an lu ko gën a doyroo waar moo nekk ne fu mu nekk nii sax am na dëgg la comme noo ko waxee finance minister bi waxoon na ko waaye fu mu nekk nii Barrow tamit lu mu nekk di wax it's 2.3 billion dollars Gambia lu moo lu si ay koom-koom mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar torop I think ne fu mu nekk nii daal mbas bi daf ñu laal torop Amadou because and even the African Economic Outlook report sax mu ne Gambian economy bi dafa mun naa fall into a recession. I mean if dafa gën a nasar te lii su nasaxee man recovery bi loolu moo ma nekk di jaaxal fu mu nekk nii because fu mu nekk nii suñ fiscal deficit bi dafa bari boo xam ne ak suñ loan si dafa bari boo xam ne like to recover all that pour nga pay back all that is going to take time.
pour Gambia tamit recover economy bi it's going to be very very difficult but comme duñ ko waxee rek Barrow wax na si ay kàddu am ne moom government am bi no matter the condition no matter the situation government nguuri Gambia dañ am ay pexe yoo xam ne dañoo make sure ne ñu dimbale Gambien si seen dundin loolu mu nekk loo xam ne dafa am solo torop waaye ñu bari nag doguma la sax balaa ngay dem ci pexe yooyu ñu bari jàpp ne tamit xëy na dem ba waxul ci bu baax dafa ne nguur gi am na ay pexe yuñ lal waaye yan pexe la waroon ne ci ñu ne gindi nit ñi Gambien seen xam nguur gi exact lii lañ nar a def boobaa buñ ci toll waaye def ne rek ay pexe am na ak yu mel ne waaye ba léegi am na lu des ci wax mi dafa mel. waaw am nga lii problème ndox su tuuroo suuf bu tooy rek mooy des te ndox bu tuuru leen am léegi liñ doon xaar mooy lii fexe neen pour mu am askan bi mun a am xel bu dal ba ndox bu ñu yaakaar lu si bëri tuuru na naka la ñoo def ba am beneen ndox loolu dañ ko doon xaar pour mu indil ñu ko waaye am neen pexe mi rek naka la fan la ñoo gasee teen naka lañ koy gasee afta ñeneen root loolu yëpp daf ñu ko war a indil pour suñu xel mën a dal te loolu bor bu mu amee askan bi la loolu ñëwut mooy comme li nga wax noonu waaw dafa am solo trop point boobu noonu si Modou Niang ñu bëri daal ñu doon séntu moo nekk ne daal comme post COVID-19 pandemic xam nañ ne lay pandemic bi laal na all sectors laal na global economy bi laal na everything but now nit ñi luñ doon gana séntu moo nekk ne lan la ñu government of the Gambia amal post COVID-19 era mu nekk loo xam ne daal dafa am solo trop waaye unfortunately the president was not able to tell people what the government the plans and the policies government has in place for the post COVID-19 pandemic te loolu noonu ñu bari tamit jàppane like maybe politics rek la wala dañ jàppane maybe nguuri Gambia dañ doon dalal xeli nit ñi rek dañ ko wax rek pour dalal xeli nit ñi waaye in nutshell like in reality amuñ benn plan pour ñu dimbale Gambien si in post COVID-19 pandemic te pandemic bi Amadou dafa doy waar government bi fu mu nekk nii I think fu mu nekk nii ne ñoom xam nañ lan moo nekk gaay seen problème te loolu noonu ñu ne to solve a problem you have to know what is the problem about or what it is all about so but I think the Gambia government bi mu xam nañ lan mooy léegi problème bi now the solution lies in them naka la ñoo defee yan jéego la ñoo def pour make sure ne ñu solve problème boobu boobu def maa dellu si rek ci moon ñal li nga wax ndox bi tuuru na te dañu war a rootiwaat boobu nag da nga soxla baag ak mel noonu léegi nag loolu naka lañ ko amee ak nu ñoo fexee ba ñu am ndox bi nga xamante ne bu doyul sax waaye dina tax ne dalal xeli nit ñi ci loolu dafa am solo ndax ku ne xamoon na ne dina ci bokk ne président bi dina wax nit ñi ne impact économique bi li ko gën a laal mooy Covid bi loolu ñëpp ñu ngi ko doon séntu te nag ñëw wax na ko waaye bu nga ko waxee ba pare tamit comme na ko waxee waroon na cee teg leneen pour mu leeral tamit nit ñi ñu xam fan lañ jëm ëllëg bu boobaa buñ ci tolloo loo ci mën a waaw loolu dañ ko doon di xaar bu baax a baax ba pare itam ñu ngi ko doon xaar tam si affaire yi mbéy mi ak effort yi ñu si def yëpp kon mbéy mi mu ngi jëm si wàllu ñor yooyu yëpp si la bokk si dañ waroon a xaar bu béykat bi bay toog di xaar bu xoolee dugubam bi mu ngi ñor mu kontaan bu xool toolam bi mu ngi ñor bu lan la ko si government waajal mu ngi doon xaar loolu si jotaay bi bu gës lii at ba at la lépp la war a ëmb ku si nekk sa bunt bu nga nekkee da nga si am yaakaar ne war nga see déggee li nga xam ne ni yow sax da ngaa dóori pooc kon béykat bi lan leen ko waajal gerte bi si ñoree naka leen ko paree doxalee ndax dañ ko war a jëndal good price because ñu ngi gis ne price yi government yi Gambia day def dañ ko fi dee romb dem jaay gerte bi Sénégal loolu is a logique si Gambia fii so loolu yëpp waroon nañ ko waajal parce que government bi am na taxawaay bi am solo foog ñu waxal ko because try na si engrais bi ren government soo dem ren dem na fa jot neen ko yàlla def na jàmm bu baax a baax te ñu ñaan mu jeexee ko pour si mbéy mi mu ngi rafet bu nga xam ne waroon na joxaat béykat yi ak yaakaar bu nga xam ne ren seen gerte price bu baax dinañ ko jëndee te dañ leen a fekk foofu jënd ko te du am note du am dara fay leen seen xaalis est-ce que foog nga ne loolu dana yomb tamit xëj na pour yokk jënd bi ak njëg li parce que tey ñu ngi wax économie gi daan am bi wàññeeku na ci nguur gi xëj na ñu cee jàpp lu bari ci biti la doon jóge ñooñu sax ñooñu gën a sonn ci yëf yi tey bu fekkee ne bañ dem ba ñu toll fii te nawet bi sori macha allah gàncax gi comme noo ko waxee yaakaar am na waaye tey buñ demee ba toll fii te déggaguñ nguur ci wax ne est-ce que foogu na ba léegi ñu ngi lambaatu di seet fan lañ jëm ëllëg bu boobaa pour mën a jàppale baykat yi ndax ñoom ñoo gën a xam situation bi nu mel foofu te affaire yi dafay metti surtout ci période bu ñu nekk. istro moo mbéy mi waxoon na ne depuis starté ni mbas mi dañu wax ne fu ne nii opportunité bu ñu am yëpp dafa ñëw tombé nawet mu ngay ñëw tombé nawet bu passé nawet mu ngay ñëw plan government la pour mbay mooy moteur développement engine la si développement yi réew boo gis sax mooy baag boo waaw ko war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax su ko defee Abdou Diouf laa doon dégg la culture c'est le moteur de développement su ko defee nag loolu
dañ plan la boo xam ne warta fiir even suñoo break kees bi sax comme nu ko gars yi di waxee dem fexe mbéy mu des si biir réew mi loolu dina bokk si liy dimbale économique rek mu téye ko parce que luñ béy dañ koy lekk waaye suñ dofloo bañ génne ko jaay ko feneen dañoo am problème économie bi ñoo jooy dañu wax gën a am moo tax government bi war na am taxawaay bu dëgër wuti koppar yu mat even bu ñoo jaay dëkk bi sax ñu jëkko ko pour gis ne liñ béy li fi ñor bu mu fi génn su fi génnee Amadou we are facing a big problem. ok waaw loolu balaa ñoo kon ne ba te léegi nag bu price bi baaxul daf fee génn kanaa ñi tëj booda si because gars yi tamit sala cabinet booda neexul a tëj waaw loolu gis ne daaw dama dajee ñeneen benn trop ma ne la yéen yéen fa leen demoon ñu ne dañ jaay woon gerte Sénégal soo ma la ne yéen lu tax mu ne ma xam nga lu ma wax yéen jëndu leen price bu baax so automatiquement man boole na ma si government bi xam nga léegoo-léegi damay dégg ñi ne ci baykat yi di wax ne lu leen di gën a métti léegoo-léegi mooy ñoom dañooy toog ci juróomi weer di waajal ay juróomi weer ba ay ñeenti weer ak juróom benn weer si waajtaay nawet bi ruuj mi ak yu mel noonu nga ñëw ba ci nawet bi ñetti weer nga sonn si waaye te yow li nga loolu yëpp li nga am ki la koo jëndal moom mooy toog moom ci AC ci office am mu détermine ne man price bi laay jëndee kii lum liggéey coono boobu yëpp moo tax tey at bu nekk rek gis nga baykat yi ñu ngi gën a sonn mbay bi ñëw si taax yi te mbay mooy taxawal dëkk te ñu ngi bëgg wax nit ñi nañ dellu ci mbay mi waaye li war a tax nit ñi am yaakaar boobu bi dellu ci mbay mi dafa mel ni loolu gisaguñ ko beneen ponk bi bëgg ñu laa rek jul de mooy président bi wax na ko mu ne nee na yéen a ci dépense yi nga xamante ne nguur gi daf ko daan def ay workshops ak ay yeneen mbir yi nga xamante ne yu dañ ko doon def dañ jël loolu tey jobbal ko ci Ministry of Health pour ñu mun a xeex mbas mi waaye yooyu yëpp tey tamit ñu bari jàpp ne donte ne amaana loolu am na waaye gis nañ ne léegi ñu bari jàpp ne ndimbal li ci wàllum health sector bi xalaat naa des surtout ci front line health workers yi ak yu mel noonu jafe-jafe yi ak yu ñu doon dégg ci jamono bu passé tey ak lu président bi wax démb tey lan lañ ci mun a échoué ci situation bi balance bi lan la. waaw am na solo Amadou lii daf ma fàttaleku sa yi fi 500 million dalasi boobu noonu boo xam ne tudd na ko de waaw 500 million bi mu ne boobu noonu waaw naka lañ loolu affecté the all other sectors in the government but at the end of the day tamit Amadou like lu gën a government dañ dee wax seen wax but 5 million dalasi bi wax na ne moom buñ ko waaye 500 million dollars rather buñ ko génnee dafa affect all other sectors of the government but what is the impact of that 500 million dollars ñu bari lu lañ nekk di laajte fu mu nekk ni gis nañ ne woon amoon na coow tuuti social media bi tàngoon na ñu bari di laajte naka 500 million bi foo leen ko def si lan ngeen ko dugal xam nañ ne si health sector bi la pour coronavirus but on what exactly su dee ne material la or equipment or other personal equipment yoo xam ne frontline health workers yi loolu lañ nekk di use ñoom sax génne nañ ñu ne sax dañoo def sit down strike ndaxte amuñ those things amuñ ay allowance ak yeneen so loolu yëpp Amadou daf laa woon ne sometimes danga even sa xel dina ñaaw si yene yi dafa tey te dangaa laajte sa xaalis boobu noonu fan la duga ndaxte fu ñu wax foofu lañ ko duga ñooñu sax ñu ngee génn ñu ngee bugg a threaten pour sit down strike ndaxte amuñ ko so loolu mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar mun ñam foog naa ne gis nga dégg nga ko mu ngi noonu jàngat bi jàngat bi am na solo boo ko doon def fii ba programme bi jeex buntu bu mu tudd rek mun nga si am loo jàmbat li si des dafa waaye comme ni ko yeneen gars yi di waxee ñu bëri ne dafa tàngal ceeb rek benn cin bu desoon démb boobu la gars yi tàngal opposition yi ñoo ko waxee noonu xam nga am na kuñ fi am démb soo léegi nag dañoo xaar tam ñu pripeel ñi benn cin bu ees ndugguli everything bu rëcc so loolu si seen loxo la nekk ñoom waaye nag ñu ne gars yi ñu ne askan bi ñu si bëri ñu ne waa ji dafa tàngal ceeb rek ceeb bi démb la ñuy tàngal rek teg te xam naa ne Amadou finally rek pour si man topic yi démba bi State of the Nation address Barrow bi mun nañ ko wax fii in the coming 2 weeks to jeex te xam naa ne dinañ involved you will talk about other sectors wax nañ si agric bi tourism fisheries wax nañ so many youth sports all these things are sectors that are very important loo xam ne ñu bëri mun nañoo am lan lañ faa wax experts yu bëri ñu fa andi very interesting analysis